waxtu jot na mbokk yi nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias ñu jukkil leen xibaar yi. li ci gën a fës professeur éducation physique la élève am agressé ni ki tey jii élève bu 5e mbir mi mu ngi xewee ca lycée Blaise Diagne ñoom nag élèves yak jàngalekat ba ñu ngi bàyyeeko woon ci collège c'est Mame Thierno Birahim Mbacké ñëw foofu la ca lycée Blaise Diagne ngir defee foofu seen activité physique kuy nappkat boye boo génn géej gi te gaare sa gaal rawatina ña nekkee ca Casamance météo nee na week-end bi dana am ngelaw lu am doole boo xamante ni dana yëngal géej gi Kaolack daanaka fan yii yëpp Samba boo yaa leen lëjal ay agression yu ñaaw ba ci sax faat bakkan góornooru dëkk ba nag daal di yëkkati kàddu sàkku ci askan wa ngir rek ñu dugal seen loxo ci xeex bi maanaam daal ku gis koo xamante ni xaw na tey sa xel nga yoole ko njiitu réew mi Alaaji Macky Sall li mu wax démb ci ndajeb conseil des ministres ba syndicat yi jàngalekat yi tontu nañ ko nee nañ ko waxtaan du fi amati ndegam waxtaanoon nañu daal ba jàpp dara loola ñu jàpp nañ ko fexee jëfee ndaxte wolof moo ne gor ca wax ja xibaari biti réew Ana Rocha nu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax Barthélémy Ngam manifestation di wéy ca Labé ca réewu Guinée ñetti nit ñàkk nañu seen bakkan gannaaw ay jàppante diggante ay ndaw ak i takkader manifestant yi dañoo àndul ak référendum bi nga xamante ne Alpha Condé fas yéene woote ngir askanu Guinée addu ci mbirum mandat bi Gambie centre des victimes des violations des droits de l'homme moo woote rassemblement ak marche ni ki ëllëg lu ñu bëgg ñoom mooy Yaya Jammeh yoon mën ko déglu ci ñaawteef yi nga xamante ne dañ ko koy tuumal jamono yi mu nekkoon ci bopp réew ma Chine nag épidémie coronavirus bi mu ngi gën di law bilan bi yokkati na lu ëpp 20 nit ñoom ñoo ñàkkagum seen bakkan. yaatal gi ci kanam soxna Ana Rocha Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi laa nuyu. maa ngi laa fay Barthélémy Ngom. aywa li gën a fës ci xibaar yi ñeel tàggat yaram. wàllu football danañ ko daal di waxtaanee ak ndorteelu lii di juróom-ñaareelu ba cëkk bu championnat national bu Ligue 1 niki ëllëg ñu siy xaarandi génn derby bu nar am solo ci stade Caroline Faye niki dimanche diggante Stade Mbour ak ñi di waa Mbour Petite Côte leneen la ñu fas yéene waxtaanee ci xibaaru tàggat yaram yi moo di coupe de la confédération doomi Mauritanie yi nga xamante ni ñoom ña nga ci FC Nouadhibou jamono gi nag ña nga ci Égypte nar fa tas ak geneen équipe Égypte fi lekk ci kanam incha allah di ngeen dégg kenn di seen capitaine di doomu Sénégal ñoom jamono gi ñu ngi foofu la ca Égypte leneen li nga xamante ni itam fas nañ ko dëxëñ ci xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllu basketball ak tabb bi ñu jot tabb kii nga xamante ni moo di Porfirio Fisac de Diego ci bopp équipe nationale bi la yoon kaddu gi nag dañ ko jox jouru Sénégal yi nga xamante ne ñi nga ca biti réew. yaatal gi ci kanam Cheikh Tidiane Diagne li ci yéen kaay daan ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye bu nu noppee jébbal kaddu gi équipe RFM ga ca ziyaara njabootu Omar yéen waaye nag laata loolu ñu ànd léegi ak Seydou Nourou Ba Seydou nu ngi lay nuyu. jaajëf Barthélémy Ngom. waaw ci taxañu xibaar yi daal lu ngeen fas yéene indi. waaw Barthélémy tey nag ñaareelu fan RFM dem na xool waañ wi nan la fa demee ak ñi nga xam ne dañu di ay soxna jóge fu na ci mim réew ngir ñëw taxawu waañ bi ñuy nag am mbégte ci li nga xam ne dañ leen ko jox ñu gérer ko Salimata Aw dem na waxtaan ak ñoom ba tey ci wàllu xibaar ziar bi nga xam ne nag dafa doon occasion ngir ñi di commerçant yi ñëw jaay li ñu yor waaye nag nekkin ba ñoom ak way takku dara dafay xaw a metti Oumar Mbaw demoon na seeti leen ba tey ci wàllu xibaar kaaraange bi nga xam dañ ko yokku ndax ëpp nañu juróomi téeméeri élément ak gendarmerie taxawu fi lii di kaaraange ci kanam incha allah Barthélémy ci kanam Seydou Nourou Ba bu nu ñëppee jébbal leen kaddu gi ci xibaar yi ñeel ziyaara njabootu Omar yéen Aliou Ba moo fare ci machine yi. nu ngi leen di nuyu kuy nappkat boye boo génn géej gi te gaare sa gaal rawatina ña nekkee ca Casamance météo nee na week-end bi dana am ngelaw lu am doole boo xamante ni dana yëngal géej gi ci ñu teewlu ci kii di Assane Deme bu météo national. waaw dëgg la agence nationale de l'aviation civile et de la météo ANACIM xibaar na ab ngelaw lu takku ak gannax ngelaw li nag dina tàmbali àjjuma ji bu 11h ci guddi jotee dem ba gaaw gi samedi bu midi jotee ngelaw li nag ñu ngi koy xaarandi foofee sa Casamance dina ngelaw lu takku la ndax dina dem ba dépassé 40 kilomètres ci waxtu waaye bu ñu demee tamit ba dibéer bi dimanche ñi ngi xaarandi toujours ci géeju Casamance bi ci biir géej gi daanaka ci juróom fukki kilomètres ci géeju Casamance bi ci biir géej gi ñu ngi xaarandi ab gannax yi nga xamante ne nii dina yegg ba 2 mètres ak genn wàll information yi nga xamante ne nii joxe nañ ko xibaar yu ngelaw lu takkuli ak géej ju yëngatu bi ak gannax gi ñu ngi ñaax rek sunu mbokk nappkat yi ñu bàyyi xel ci xibaar yu ni mel ngir aar seen bopp ak seen i jumtukaay. mu nekkoon Assane Deme bu service météo national ci ngelaw loolu nga xamante ni dana yëngal géej gi ñu des ci wàllum ndox mi waaye bii bàyyeekoo ci robinet yi fële ca Kaolack nag ak ay quartiers yu bëri foofu la ci centre ville ba démb ba léegi
amuñu ndox mu dip ñaari fan yoo nga xamante ni daal nu ngi koy séntu ci robinet yi waaye gisuñu ko moo ne day Ibrahima Jammeh suñu ndaw la fa daal dina jokkoo woon ak responsable ya yore séddale ndox mi foofu lee ñu ne woon paan ba defaroon nañu ko ba ne woon nañu ndox mi dana dellu si waaye boobaak léegi nu ngi nekk gisaguñu dara. gouverneur bu Kaolack nag kaful réewul ci agression yi nga xamante ni ñu ngi bëgg a mel ni tulleek male ci diwaan bi ba doomu aadama di ci ñàkk bakkanam lu ëpp nag tuuru Alioune Badara Mbeng dégëral kaddu gi di ñaawlu bu baax a baax li ni mel xam le ne nag jël nañ seen disposition yu mot sekk pour faagagal képp ku nga xamante ni di nga jóg rek pour def lu ñaaw ci kaw askan wi. que nit ñi xam ko que nit ñi bañ koo xam bët ba set guddi ak bëccëg muy ngelaw muy taw muy naaj. kaaraange nit ñi état bi mi ngi ciy liggéey léegi nag dafa am période yu nga xam ne ni dañu remarqué ci la samba boo yi di mel ni lu gën a rakkaaju ngir nag ñu mën leen a yombal seen liggéey boobule gouverneur di woo askan wi kon ñuy lëkkaloog ñi di force de sécurité bu ko defee lépp lu nga xamante ni gis nañ ko seen quartier wala feneen ñu mën ko dénoncer. population yi dañ cee war a participer damay joxe exemple nga dëkk ci ab koñ nga gis ci koñ boobu ay bopp yu nga xam ne mosoo leen faa gis nga gis ay façon comportement yu nga xam ne mosoo koo xam nga gis ñu nga xam ne nii guddi rek la ñuy génn bu bëccëgee ñu tëju kenn du leen gis mais bu guddee ñu génn mel ci yeneen anam nga noppi boo noppee yaa ngi seetaan te boo seetaanee yaa ngi seetaan loo xam jéye yu nga xam ne nii ci ñëpp lay daal numéro yi mën nañ ci woote 77 529 05 04 wala 77 529 05 64. lu jëm nag ci wàllu enquête bi nga xamante ni ubbi nañ ko jëmale ko ci agression doomu Amérique yooyule di ay taalibe baay te kenn ki mujjee ñàkk bakkanam keneen ki nekk ci lalu hôpital ba tey dara génnagul ci l'enquête boobule waaye commandant compagnie gendarmerie xamal ñu ne ñu ngi def seen kéemtulaay kattan pour teg leen loxo ci beneen wet ga ñu gën a baral opération de patrouille yi ñuy def guddi pour dalal xelu askan wi Ibrahima Jammeh Kaolack rajo Futurs Médias. Ibrahima Jammeh jërëjëf Aliou Ba moo yàkkamti rek waaye du woon élément bi kon Ibrahima Jammeh mi nga xamante ni mu ngi ñu doon wax ñàkkum kaaraange gi foofu la ca Kaolack ak réaction ba ca gouverneur ba def nga xamante ni Kaolack moom Samba Bo yi fan yi dañ leen léjal 8 tax gouverneur ba yëkkati kàddu sàkku ci askan wi ñu dugal ca seen loxo maanaam daal ku gis koo xamante ni daal tey na sa xel nga yoole ko mu doonoon xibaar yi nga xamante ni moom la ñu doon Ibrahima Jammeh doon yéggee doon naa leen ko junj ci bopp xibaar yi professeur éducation physique la élève 5e daal di agressé mbir mi nag mu ngi xewee ca lycée Blaise Diagne élèves ya ak seen professeur ñoom ñu ngi jógee woon CM Mame Thierno Birahim Mbacké dem foofu la ca lycée Blaise Diagne fa la ñuy defee seen EPS ñu teewlu ki nga xamante ni moo di Serigne Mbacké Diop bokk ci CUSEMS su école ba. bi ñu yégee li xew nga xam ne suñu benn professeur EPS benn élève bu jigéen sax moo ko agressé fii lycée Blaise Diagne dañu décider rapidement ñu concerté wu arrêté cours yi à partir de 10 heures loolu nag dañ ko def fii ci école bi CM Mame Thierno Birahim Mbacké mais dañ ko def aussi ci CM Blaise Diagne nga xam ne fa lañ suñu élèves yi di defee EPS di ko def aussi ci lycée Blaise Diagne nga xam ne fa la mbir mi xew boo xoolee bu baax aussi beneen problème la indi parce que élève u Mame Thierno Birahim Mbacké nga xam ne dañu nekk Colobane dañ leen jël yóbbu leen ba Blaise Diagne ñu fay defee EPS donc loolu tamit beneen problème la donc problème sur problème moo indi lu mel nii tey jii donc moo tax ñu ne dañuy marqué cours bi pour xool nag affaire bi nan lay demewaat mais daal du yomb. mais arrêt de cours bi tey rek la concerné wala. waaw mais tey def nañ ko parce que sur le champ dañu war a taxaw xool ñu gis ne dañu war a arrêter cours yi mais après tamit bu fekkee dañu war a continuer waat le mouvement de grève mais il faut absolument lii am sanction il faut mu am sanction parce que élève war na xoole bët benn bët jàngalekat lu dul di ko dóor. mu nekkoon Serigne Mbacké Diop bokk ci CUSEMS ci mbir moom mi xew ca lycée Blaise Diagne des ba tey ci wàllum njàng mi ak njiitu réew mi Alaaji Macky Sall kàddu yu mu yëkkati ni ki démb ca conseil des ministres moom dafa sàkku ci ministre gi yore wàllum njàng mi ak naataangoom gi yore wàllu fonction publique ngir ñu ubbiwaat waxtaan nu mu gën a gaawee ak syndicat yi jàngalekat yi waaye ñoom syndicat yooyu daal dinañu ko tontu nee nañu ko nag waxtaanaatuñu benn yoon ndegam waxtaanoon nañ ba noppi daal ba nas dara loolee ñu nasoon nañ ko fexee jëfe ndax wolof nee na daal gor ca wax ja ñu àndi ceek Awa Mbaye syndicat jàngalekat yi ne tey ñoom weesu nañu waxtaan li ñu bëgg mooy ñu jëmmal li nga xamante ne moom la ñu d'accord déggoo ko ci ay kàddu ba noppi xaatim ko ñu war koo dëggal Sëwru Sène di secrétaire général tayam si ni jamonoy waxtaan weesu na waaye ku leen woo ci njëkk ak teraanga daañu ñëw fekk si la mooy coordonnateur G7 di groupe bi dajale juróom-ñaari syndicat jàngalekat. waaw déglu nañu ak respect communiqué bi nga xam ne moo tukkee ci conseil des ministres yi waaye man dama bëgg fàttali rek que mbir mi léegi du waxtaan
waxtaan rek mbir mi mooy li ñu waxoon ba tënk ko ci protocole d'accord nañ ko jëmale parce que nag quel que soit wax ji lu mu bëri jëf ji lu mu néew tane ko kon lu ñuy xaar ci état wu Sénégal mooy que par rapport à accord yu ñu xaatim le 30 avril 2018 te président de la République waxoon ci wax ju leer ne ñu sur le système de rémunération yéen a am dëgg yooyu la ñuy xaar ci ñoom. ministère de l'éducation ne moom ci jëfe accord yooyu ci la nekk waaye am na ci poñ boo xamante ne faaw ñuy daje di waxtaan di ko natt mooy wàllum système rémunération bi Mouhamadou Diagne gis ne ci wàllu woowu waxtaan yi du ci mës a doy ca ministère de l'éducation nationale moom moo jiite direction buy toppatoo wàllum formation ak communication ba noppi yor seen kàddu. dépassé nañu accord yi te accord yi bu ñu jënd noonu tey je pense que di ëpp ci accord yi gouvernement bi def maintenant problème bi dëgg kay mooy li ñuy wax système de rémunération parce que bu fekkente ne Sénégal dafa bëgg a dugg ci yoonu yokkal ñu ñaar fukki junni salaire yokkal ñu ñeent fukki junni salaire ñu yokkal ñu juróom benn fukki junni salaire loolu Sénégal du ko mën parce que budget du ko attan loolu te loolu mooy léegi système de rémunération te it xam nga dégg nga si waxtaan li koy yàq mooy laaj lu mënta nekk ak gàntu lu mën a nekk gouvernement li mu mën yëpp ñu koy def mais aussi il faut pas que syndicaliste aussi bu yoon ci dugg ci yoonu laaj lu mënta nekk ndax suñ ko defee rek dafay am impasse kon nañ continuer di waxtaan. bërki démb G7 nekkoon na ci ab débrayage jàngale ba ca 10 heures banque ay yoxoom démb mu def ko grève lépp rek mu bëgg a gëtën gouvernement bi ñu jëfee li ñu dige woon. Awa Mbaye jërëjëf des ba tey ci wàllum njàng mi waaye bii pa ñeel tuut tànk yi mboolem ñi nga xamante ni juddu nañu ba bi ñuy am ñetti at daal daañu leen yóbbu ci case des tout petits loolu nag am na ñaari projet yu nga xamante ni lancé nañu leen Thiès mu jëm ci wàllu woowule Thérèse Faye di njiital agence nationale de la petite enfance ak case des tout petits moom moo ko lancé fële ca Thiès ñëw fekki fa Cheikh Anta Diop. ci atum 2020 bii de agence nationale bi nga xamante ne moom moo yor njàngam tout tànk yi daañu nag indi ñaari projet yu mag yoo xamante ne ngir jëmale ko ci tout tànk yooyu yar leen seenam njàng yee leen laataa ñuy dugg l'école. Thérèse Faye agence nationale de la petite enfance ak case des tout petits. projet yu mag yi nga xam ne ñu ngi démarrer mise en œuvre bi muy projet PIPA DHS war a construire ay cases des tout petits war a renforcer capacité éducateurs yi ak personnel communautaire yi ak ñëpp. objectif enrôlement yi de moins de 3 ans moo tax ci projet bi ñu wax ne que il faut ñu def li ñuy wax des espaces d'éveil et de stimulation précoce c'est-à-dire ci structure bu nekk ñu am fa la logistique c'est-à-dire le matériel qu'il faut pour mën a accueillir xale yooyu noonu ci biir structure yi jàngalekat yi aussi mën leen a teg ci yoon. Thérèse Faye nag yokku si ne njiitu réew mi sax am na ay digal yu mu leen jox ngir nag ñu gën a taxawu tout tànk yooyu fexe nag ba képp koo xamante ne am na ñaari at ñu mën leen a dugal ci centre yooyu. président de la République dafa joxe une directive nee nañu généraliser la prise en charge de la petite enfance loolu mooy lan fépp fu xale nekk bëgg nañ léegi nga am benn structure de petite enfance que muy communautaire muy structure étatique foo dugg def li ñuy wax une éducation préscolaire nga xam ne boo demee élémentaire di nga am li nga xamante ne moom mooy bagage boo xam ne moo lay mën a dimbale pour nga am réussite. di ñaari projet yoo xamante ne nag région yi di Matam Tambacounda Kaolack Kaffrine jàpp Fatick Saint-Louis ba Louga ñoom lañ ko jagleel. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. ak RFM kumpa jeex na. ñu wax ci projet d'extension bi nga xamante ni moo ñeel mines des industries chimiques du Sénégal mu dip ICS jamono di nag jur na coowal suuf fële ci dëkk yi ñuy wax Tobène ak Maka Dieng nekk ci commune bu Mewane maire ba ca boppam Bara Ndiaye moo yëkkati kàddu di artu nag ne ni autorité administrative ya bëgg a doxale madame préfet bu Tivaouane ak sous-préfet ba loolee daal nee nañu dañu ko nangu benn yoon ndax dañ gis ne dañu bëgg a soobu ci projet ba fekk waxtaan gawaroon am ak askan wa amut ñu teewlu Bara Ndiaye ci kàddu yi mu nu dënk. population yi dëkk yi di Tobène ak Maka Dieng ku ne xam na ni ñoom dañu jógee ICS te site bi day progresser day avancer waaye tey ñu fan yëpp ñu bëgg a jël seen suuf ci loo xam ne amul benn waxtaan bu ko laal ndax waxtaanuñ ci ak population yi nga xam ni ñoom ñoo moom suuf si wala buñ ci waxtaanee juboo jotula am mais ñu seetlu ni dañu leen a bëgg a weñ seen loxo weñaale ci loxo maire bi nga xam ni waroon na yëg teegul ndax may fàttali ni maire membre de droit la de commission bépp commission boo xam ne dafay liggéey jëmale ko ci wàllu suuf mais ñu gis ni loolu ba mu amee man jéem naa ci def ay pexe woo naa ci le préfet du département parce que woowu ma sous-préfet parce que waxu ci ak man dara bi ma leen wooye expliquer leen aussi je me rends compte que ñaari fan yi yëpp dañuy xëy mobiliser fa ay camion gendarme indi leen foofu ci loo xam ni waxtaan mënoon na ko régler donc doxalin boobu nekk na loo xam si lu ñuy ñaawlu la nekkul loo xam ne si lu rafet la et malheureusement bu population yi jógee wax wala kenn wax ñuy bind di def ay rapport di gëmloo nit ñi naa leen ay waa ñoo lànk la
ak ñeneen tey du ñoo lànk njabootu président Macky Sall te maire bi moo ko jiite ndax am na ci loo xam si quand même on ne peut pas l'accepter mënuñu bañ li nga xam ni loolu mooy liggéeyu ICS waaye saa yu am aussi président de la république ku ne xam ne dafa bàyyi xel askan wi te lépp lu muy def intérêt askan wi ko tax a jóg kon du ñu nangu ay fonctionnaires jóg di utiliser doole di instrumentaliser la force publique jëmale ko ci ay population yoo xam si seen jumtuwaay rek la ñuy sàmm. mu nekkoon kaddu yu Bara Ndiaye di maire bu Meewaan kam ca tuumaal nag di sous-préfet bu Meewaan ca boppam yëkkati na ay kaddu moom it donte bëggul addu ci rajo bi waaye la mu ñu wax moo di ne bu ko ci kenn tudd ndax dafay jëfee ndigal li nga xamante ni moo bàyyeekoo ci kilifam di préfet bu Tiwaawoon moom itam ñu jokkook moom waaye bëggul ñu enregistré ko moom la ñu ko accusé yëpp daf ko weddi moom préfet bu Tiwaawoon moom Makane Mbeng nee na ñaari at a ngi nii daal ñuy waxtaan ak askan wa ngir am ci lu ñu jàpp geneen wàll it yokk na ne faw ñu délimiter projet ba su ko defee ñu xam ku ciy victime ak ku ko nekkul. Tawfeex dëkk la bu nga xamante ni ma nga fa dend ak commune bu Diourbel foofu nag askan wa nee nañu daal seen développement ñoom ñoo ko bëgg a jëlal seen bopp en charge ci noonu la ñu tàmbali tabax def nañu sax pose première pierre ba tabax poste de santé bu nga xamante ni ci xayma ci koppar toll na ci 425 millions Cheikh Babacar Diouf. dafa fekk ni dara loo xam ne ni dafay jàppal askan wi ci seen i jafe-jafe dañ ko fay defagul moo tax sëriñ bi nga xamante ni moom moo sañ ci daara ji ne askan wi nañu jóg defal seen bopp ñu ngi tàmbali nag ci tabax benn poste de santé. lii ñu taxawal te kuréel gi ko taxawal tudd Tawfekh ca kanam li ko tax a jóg au delà de projet bi lépp loo xamante ni am nañu yaakaar ni mën na jëmale dëkk bi kanam ñun ci loolee la ñuy taxaw. maire commune Ngoye ne dina ci jàpp bu baax a baax ndax dinañ ko fàggul koppar ci budget bi di nga xam ne moom la ñu nar a wote ci 2020. di la xamal siñ bi ne bu soobee yàlla day comme suñu wàlla woon ñu waroon koo def ngeen jiituñu ci diitu leen ñu ci ëppale dinañ ci def lépp lu ñu mën comme yàlla dafa dogal ñu ngi bëgg a wote budget dinañ ci bàyyi suñu xel bu baax ci budget bi nga xam ne moom la ñu war a wote 2020. gouverneur de région adjoint bi ko fi teewal ne chef de service yëpp nañ ci dugal seen loxo ndax projet bi mën a taxaw. solo mooy dëkk bu mel ni Tawfekh yoon la fii am poste de santé kon bu ngeen comprendre loolu bañ a xaar état bi taxaw sumb comme ni ma ko waxee rek bi may jël kàddu bu soobee yàlla dinañ ci ànd ak yéen di gën a ñaaxaat ñëpp collectivité territoriale yi administration bi ñëpp nañ ci jàpp. tabaxu poste de santé bi nga xam ne moom lañ nar a def fii nga xam ne moo di Tawfekh nar na jar 85 millions yoo xam ne nii nar na nekk diggante Ngoye ak commune du Diourbel. Diourbel RFM Babacar Diouf. journée mondiale des lépreux mu di bés ba nga xamante ni moom la ñu jagleel feebar bi di ngaana niki dimanche gannaaw ëllëg la ñu koy amal ca département bu Podor la ñu amalee cérémonie ba fii ci Sénégal nag jàpp leen ne at wu nekk 200 cas danañu ko lim fii ci Sénégal. association bi nga xamante ni moom mooy yenu xeex boobule sàkku ci nguurug Sénégal ngir mu gën a dugal lii di feebar boobu feebaru ngaana ci programme yi nga xamante ni moom la jógte moom nguur gi ñeel wér-gu-yaramu askan wi moom kuréel gi ba tey la mu bëgg moo di ñu jëlee fi loi bi nga xamante ni moom moo ñeel village de reclassement yi ñu ànd ceeg njiit la di Pape Mamadou Diagne moo nekkoon gana RFM matin tey. ñu jàppoon ni feebar bi jeex na Sénégal mais Sénégal dafa tolloon ci fi ñuy wax élimination mais pas éradication mais bi ñu tollee élimination nag xëy na nit ñi bàyyi seen loxo xeex bi ni mu waroon accentué wul noonu loolu waral na xëy na peut-être ba tey ñu toll ci fi ñu toll muy 200 à 250 nouveaux cas par an mais dañu jàpp ne fi mu toll nii bu ñu demee fii ci Sénégal bay am 200 à 250 nouveaux cas ci wàllum feebaru lèpre loolu dafa doon loo xamante ni lu ñu war a seetaat la d'autant plus que 200 à 250 nouveaux cas yooyu ñuy dépister chaque année au Sénégal majoritairement forme multibactérière lañ am forme multibactérière mooy forme bi nga xamante ni moom mooy wàllee te Ndakaaru gi ñu nekk ak Diourbel ñooy régions yi nga xamante ni ñooy ëpp la ñuy notifié ci cas chaque année te ñaari régions yooyu amul village de reclassement social. village de reclassement est-ce que niroowul sax ak exclusion. absolument exclusion la niroowu ko sax parce que mënuma comprendre. maanaam dañ leen a beddi parce que boo xoolee village yoo xamante ni administrativement parlant existé wul ci cartographie Sénégal dafa doon village yoo xam ne c'est spécial li ko régir mooy benn loi kon donc ñun boobu ba tey ci la ñuy xeex en tant que association pour que état mën a abroger loi boobu nga xam ne village yooyu dañuy nekk comme des villages normaux donc il faut ñu abroger loi boobu. ko jàppee discrimination effectivement loolu lañ ko jàppee discrimination la ak boddi te village yooyu dañ ko circonscrire de telle sorte que da ngay xam fii la commencé fii la yem te population bi dafay yokk kon bu fekkee dañuy màgg di ami soxna di ami njaboot te ñu yem loo leen fi ñuy war a yem day doon problème te loolu day tax promiscuité bi ñu doon xeex ci wàllum dépistage précoce bi ak condition d'hygiène yi ñu doon wax
loolu la koy favoriser kon donc ñu ubbi village yi def ko comme village normaux dindi circonscription bi ñu leen defoon loolu dafay bokk ci li nga xamante ni mooy l'inclusion des villages. journée mondiale de la lèpre ni ki dimanche la ñu koy amal. Dialogue national bi ba léegi nag ñu ngi koy wéyal président commission yi yu bokk ci comité de pilotage bi 10 heures ba léegi ñu ngay amal ab ndaje ci njiitalu président Famara Ibrahima Sagna la ñu cay waxtaanee nag moo di désigner salle de réunion yi ñeel commission yi ba pare it waxtaanaale ci calendrier bi nga xamante ni daal ca la ñuy dox liggéey ñaar fukki simili benn moo bootu ci benn waxtu. RFM bitim réew. ana noo def. sant yàlla bu baax a baax Barthélémy. ñu njëkk a dem ca Guinée Conakry ñetti nit ñàkk nañ seen bakkat gannaaw xeexoo ya doxoon démb diggante alkaate yaak ay ndaw yu fekk baax ca Labé. Front national pour la défense de la constitution moom moo woote woon tax ay téeméeri nit daal di wàcc ci mbedd yi ngir manifester wone seen ñàkk ànd ak référendum mi nga xamante ne njiitu réew ma di Alpha Condé fas yéene ko woote lu tax ñoom ànduñu ak boobule référendum mooy dañoo njortu ne Alpha Condé dafa bëgg am benn 3e mandat bu ñu sukkandikoo nag ci ay taskatu xibaar yu bëri manifestants yi dañoo daal di songu ay bërëb yu ci mel ni siège yu gouvernorat bi gendarmerie bi waaye itam tribunal ba ca université régionale bi nekk foofee ca diwaanu Labé ca réewu Gambie centre des victimes de violation des droits de l'homme moom moo woote ab rassemblement waaye itam ab marche niki suba lu ñu bëgg moom mooy Yaya Jammeh yoon mën ko déglu ci ñaawteef yi nga xamante ne tuumal nañ ko jamono yi mu nekkoon ci bopp réew ma du ñàkk ngeen déglu ci njiital centre boobee ci suñu yeneen jotaayu xibaar. Yaya Jammeh mi nga xamante ne ba mu ñàkkee nguur ga ba léegi ma nga làqatu ca Guinée équatoriale. effectivement. Ana Rocha ñu des ba tey foofu la ci sax ca Gambie ca Banjul nga xamante ni liggéey ba wàcc am oto bu la yóbbu sa kër doon na lu fa jafe. daanaka lu mel nii la ñuy dund fii itam Barthélémy Ngom dañuy toog di rang di xaar ñoom itam ci lu yàgg ba di sax yenn say jàppante ngir mën a am oto ngir mën a ñibbi seeni kër Wuri Diallo daal dem na ba ca rond point bu gën a mag foofee ca Banjul ñu naan ko rond point Westfield ca Banjul foofee kon daje ak ñoom reportage. casse-tête la maanaam jafe-jafe ngir ñi nga xam ne ay client lañu li ci gën a bëri ay liggéeykat ak itam ay élèves ñëw fii ci rond-point bi ngir wut woto waaye nag problème bi mooy nga gis woto boobu mu doon minicar car wala taxi tax itam di jàpp ni ku yéex a ñëw da ngay rek dund problème boobu lu méttee métti. taay yëpp nii la fiy demee surtout boo demee liggéey boo rawee ay 4 5 6 da ngay am problème pour am woto pour ñibbi. casse-tête bi nag maanaam jafe-jafe bi mën na rek continuer ndaxte bu ñu sukkandikoo ci kaddu yi Peter Mendy bu client bi duggee ci moto bi comme ni ko Gambien yi di waxee fii maanaam woto bi mën na rek dem ba fenn daal di mel ni ku ñu forcé ngir mu wàcc donte sax yëggagul fu mu war a dem. driver da lay dog paas kaasi la war yóbbu brigade ma gaa dogo poste nga dem ba si kanam gaa dogaat il faut nga brigade mu nga da ngay mun a fay paas bu bëri ba foos nga fay o nga wàcc o doo dem. moo tax Peter Mendy di woo nguur gi ngir ñu jàppale leen ci wàllum politique transport indil leen ay bus yu bëri sax gën a yombal déplacement askan bi yépp balaa boobu nag casse-tête bi moom ma nga rek woy chauffeur apprenti ak coxeur ñu ngi continuer di def li ñuy def jël tracé yi daggati ko def ko ay tracé yu ndaw ngir mën a encaisser xaalis bu bëri RFM fi ci Banjul la. Wuri Diallo. jërëjëf Wuri Diallo ñu daal di wutali Cameroun foofee am na juróom-ñaari parents d'élèves yoo xamante ne dañ leen convoqué woon ci commissariat bu Bagno nekk ci diwaanu Adamawa loolee ndax dañoo jàpp ne seen i doom daal dañ leen santaane woon ñu daal di bale seen i salle de classe ñu lank ne duñ ko def loolee waral convocation googule bi ci këyit gi nag dañoo ne mbirum délinquance la Barthélémy. jërëjëf soxna Ana Rocha waaw waaye laata ñu lay yeewi nag ñu jeexalee ca Chine dama la bëggoon yëkkati te ñu wax ci Chine bi am na solo de. waaw bilan épidémie boobu nga xamante ni daal gis nañ ko fa. dafay gën di diis. waaw dafa gën di law rek épidémie bi jamono yi am na lu tolloog 25 benn nit yoo xamante ne daal di nañ ci ñàkk seen i bakkan am na yeneen juróom-ñetti téeméeri cas yoo xamante ne c'est confirmé loolee waral sax jamono yi ay diwaan yu bëri foofule ca Chine dal leen ber yenn ci ay xew-xew yu ñu waroon
amal ca capitale ba di Pékin daal dinañ ko dàkkal ngir feebar bi daal bañ a law Daouda Diouf lañ ci àndal ngir yeneen di leeral la. tey ca Chine lu tolloog ñeent fukki junni million doomu aadama yoo xamante ne nag moom jamono yi yaakaar nañ ne feebar mu ngi fay law moom nag la ñuy xool ñoom du ñu dem fenn du ñu dem beneen dëkk lu ñuy jàpp nag mooy kilifa ak Chine yi nee nañ sax dëkk ba xamante ne bokkul ci li nu mel gis nañ fa kenn xam nañ feebar bi ca Hong Kong nag moom jàpp nañ ne fan yi gis nañ ne fukki nit ak juróom-ñett gis nañ ñu yore jàngoro jooju jamono yi nag ñoom ñëpp ñu ngi leen yóbbu ca l'hôpital dalal leen fa ñi nga xamante ñoom ñoo yore mbootaay organisation mondiale de la santé ñooy OMS ñoom nag def nañ après ñoom ginnaaw na bi nit ñi amee ab tiitaange directeur général ba nee na jamono yi matukaay yi nga xamante ne Chine jël na ko daal pour xeex feebar bi doon na loo xamante ne lu ko doy la nee na nag gisul nag wàllante nit ak nit ba mu tax ñu mën a def mbir mi feebar boo xamante ne dafa war a law yëpp ci àdduna bi ñu gis ne nag coronavirus boobu nga xamante ne am na ci Chine am na ci Corée du Sud Thaïlande ak tamit Vietnam wante lu mel ni Union européenne ak réewum Amérique jamono yi képp koo xamante ne jóge nga Chine moom wàcc seen réew ñoom boo ñëwee daal danañ la nemmeeku xool ndax yoroo doomu jàngoro boobu. jërëjëf Daouda Diouf kon Barthélemy fii la ñu yem ci xibaaru bitim réew yi. jóg jot na. Cheikh Tidiane Diagne. waaw Ngom noo def. Diagne sant yàlla rek. sant yàlla alhamdulilah. football ñu wax ci juróom-ñaareelu journée bu Ligue 1 derby bi nga xamante ni ñu ngi koy xaarandi fële ca Petite Côte. waaw yëf yi nag ëllëg lay daal di door waaye derby bi googu nga jot a lim danañ ko daal di amal niki dimanche ci stade Caroline Faye ci bu 16h30 jotee diggante ñaari équipe yi nga xamante ni ci commune bu Mbour la ñuy daal di nekk moo di stade Mbour ak Mbour Petite Côte waaye na ma ko waxee yëf yi ëllëg lañ koy daal di door li 17e journée stade Amadou Barry foofu ci bu 16h30 jotee Dakar Sacré-Cœur dina fi tase ak Jaraaf bu Dakar stade Ngalandou Diouf bu 16h30 ba tey ëllëg diggante Teungueth FC day daal di doon ak Ndiambour bu Louga ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye itam dimanche 16h30 Douane dana fa tase ak Jambar bu Saly ci stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor ba tey ci dimanche gi ci googule waxtu itam diggante Casa Sport lay daal di doon ak Génération Foot Cneps Excellence bu Thiès moom dimanche ci stade Lat Dior bu Thiès dana fa tase ak ñii di waa AS Pikine fàttali nag Teungueth FC jamono gi moom moo féete ci bopp gàddu bu championnat national bi di Ligue 1 bi ñu daal di kon bokk jublu ci leneen Barthélémy. maanaam Coupe des Confédérations Mauritaniens yi maanaam waa FC Mourabitoun ñoom ña nga ca Égypte la leen fa yóbbu nag mu di ñaareelu place su groupe bi. waaw moo di FC Nouadhibou bu ñoom nag la leen yitteel jamono gi mooy fexe ba am ndam seen diggante ak doomu Égypte yooyu lay di Al Masri niki dimanche gi lañ koy daal di amal ñoom nag jël ñaareelu place bi doon na leen gën a yitteel ba tax na dañoo fas yéene def seen kéem kattan ngir fexe nu ñu si génnee dañ si daal di déglu Ablaye Sy mi nga xamante ni moom moo di capitaine équipe bi doon itam défenseur central di doomu Sénégal évolué ca Thiès ca nawetaan ba si lu ñu wax ci ay kàddu ñu daal di ko déglu ci waxtaan yi nga xamante ni jot na ko seq ak ñun. ñu fii si Égypte di waajal suñu match contre Al Masri match retour on est là ñoo doon barki dem commencé nañ suñu première séance d'entraînement c'était hier on est là équipe va bien on est dans la bonne condition aussi donc on fera le maximum possible pour prendre nos 3 points rentrée quoi. waaw ñoom ñoo ñu gagné woon sax match aller mais on est venu pour prendre nos 3 points rentrée pour bokk si course bi quoi incha allah. C'est la première fois une équipe mauritanienne qualifiée ci phase de poule Coupe CAF. Toute la Mauritanie est derrière nous, donc on fera le maximum possible pour y arriver quoi, Inch'Allah. ñu daal di jublu ci leneen di football ca biti réew. ak championnat ya ca Europe. voilà dañ koy daal di door ak championnat bu France tey jii ci ngoon danañ daal di door seen 21e journée 19h45 diggante Nice day daal di doon ak ñii di waa Rennes jàppale ni Olympique de Marseille féetee ci ñaareel place bi moom ëllëg 16h30 diggam ak Angers lay daal di doon Paris Saint-Germain moom moo féetee ci place bu njëkk bi ci classement bu Ligue 1 bu France moom nag niki dimanche ci ngoon wala sax waaw dimanche ci ngoon 20h seen digg ak Lille lay daal di doon Paris Saint-Germain nag moo leen di daal di fekk championnat bu Espagne ñoom ñu ngi seen 21e journée tey jii ci ngoon 20h diggante Osasuna ak Levante lay daal di doon la ca des ci wàllu jongante dañ ko daal di amal niki ëllëg samedi jàpp dimanche FC Barcelone féetee ci place bu njëkk bi moom ëllëg ci bu 15h jotee dana fekk Valence ca dëkkam Real Madrid moom moo féetee ci ñaareelu place bi moom dimanche ci bu 20h jotee dana fekk Valladolid ca dëkkam championnat bu Italie ñoom itam ñu ngi seen 21e journée tey jii ci ngoon 19h45 Brescia ak Milan AC danañu daal di tase Inter de Milan moom moo féetee ci ñaareelu place bi moom nag dimanche 11h30 diggante mag Cagliari lay daal di doon Napoli dana tase ak ñi di waa Juventus de Turin féetee ci place bu njëkk bi niki dimanche itam ci bu 19h jotee championnat bu Allemagne ñoom ñu ngi seen 19e journée tey jii ci ngoon danañ ko daal di door ñoom itam 19h30 diggante Borussia Dortmund ak ñi di waa FC Cologne la ca des ci jongante danañ ko daal di yeggali niki samedi gi ñu wen see lim jongante bi nga xamante ni Bayern Munich dana ko amal niki ëllëg ci bu 17h30 diggante mag Schalke 04 ka féete nag ci place bu njëkk bi moo di Leipzig moom ëllëg 14h30 dana fekki ñi di waa Francfort seen dëkk ñu daal di
jublu ci leneen Barthélemy. basketball fa la ñuy jeexalee de sax. waaw ak équipe nationale bu Sénégal ci wàllu góor ñi xam ngeen ne nag kii di Moustapha Gueye di directeur technique national bu bees bi daal dina kon bokk siiwal ana ñan ñooy diriger différentes équipes nationales yi ci wàllu góor ñi nag di senior yi jàpp leen ni doomu Espagne bi di Porfirio Fisac Diego moom la ñu daal di tabb ba tax na fi mu toll nii ñu bëri nag ñi ngay am yaakaar rawatina ñi nga xamante ne ay doomu Sénégal lañu nekk ci équipe bi ba pare nekk ci biti réew Sora Thiam. staff technique bu basket ñeel sélection góor ñi bu Sénégal joueur yi nga xamante ni ca biti réew nañuy amale seen i jongante ña nga cay àddoo kenn ci pivot gaynde yi nekkit capitaine bu Fribourg Olympique ca Suisse di ci ànd ak mbégte Babacar Touré. Porfirio de Fisac man xawma ko personnellement mais samay coéquipier ñoo xam ne joué naa ak ñoom lu baax rek lañ ma wax ci moom c'est-à-dire am nañ coupe du monde te gis nañ coach bu mag la daal am na xam-xam bu bëri Boniface nag moom kenn doot ko présenté parce que basketteur sénégalais daanaka moom mooy seen idole moom xam na au niveau kon mu dellu si équipe bi lay daal di nekk lu mën a jëriñ équipe bi daal. beneen pivot bu équipe nationale di jongante fële ca Paul Lac Orthez moom it lu ni mel la xamle Cheikh Tidiane Mbodj nag xam na ko nar a jiite gaynde yi bu baax ne mi ngi woon ci liste 12am ci Afrobasket 2017. coach Porfirio Fisac am na benn familiarité bu mu am ak équipe nationale quoi. Sénégal xam ne Boniface mooy si meilleur joueur yi nga xam te ñoo mës a sol équipe nationale Sénégal si la bokk. pas seulement expérience en tant que ancien joueur mais en tant que coach aussi. léegi si coach yu gën a mag Sénégal si la bokk xam na donc staff bi daal nu ngi ko organisé moom nice quoi. Babacar Touré mi nga xamante ni jamono ji dafa nekk ci phase rééducation gannaaw ba mu amee ab gaañu ci weerub novembre gi ñu génn am na yaakaar bu baax ci gile staff. gis nañu ñu encadré équipe bi ñu xarañ lañ ñu war a def mooy bañ a répéter erreur yi ñu defoon année yi passé maanaam am préparation bu baax teel a jublu ci liggéey bi comme on a les hommes qui war nañ mën a am yaakaar daal Coupe d'Afrique war nañ mën dem pour mën a gagner. laata Afrobasket 2021 bi di ñëw nag nouveau staff technique bu gayndek basket gi nag dina ci profito ngir daal di xool yeneen i joueurs rawatina nag ci Tekio gi ñu jëm. waa kay Sode Thiam fi nañ koy daal di yamale Barthélemy. léegi yaa ngoog. nangoog jël naa ko